mag ñi la bu mu la intéressé te loolu musiba la ci réew moo xam ne 65% ay ndaw lañu. ñun suñu premier objectif mooy fexe woon ba jeunesse bu nekk di intéressé wu jeune bu nekk di intéressé wu ci politique ndax politique mooy ni ko tubaab bi waxee rek mooy li xew ci sa jamono ak sa société nga fexe ba sa loxo nekk ci lépp lu koy defar nga fekkee ko. C'est l'art de gérer la société loolu mooy politique liñ leen mësa woon yëpp de politique ndax nit ñi sàcc alal réew mi jënd ay militants loolu du politique digee loo dul def loolu yëpp du politique. moo tax ñun Yewwi Askan Wi ànd ak askan wi ci boppam contrat moral bi ñu bëgg a séq ak askan wi mooy fexe ba def politique. yonent yi sax dañoo politique su politique bonoon yonent du politique parce que ñooñu dañoo def loo xam ne ba léegi ñoom ñi gis jeex la ñun de suñuy doom ak suñuy sët dañoo bëgg ñu am beneen image ci politicien mooy kuy defar ku bëgg réewam gëm réewam jiital intérêt réewam ci lépp loolu mooy politique. kon contrat moral boobu ñu séq ak askan wi moo andi lii ñu am ci élection bi ndax élection bi gagné nañ loolu du lu ñuy laame c'est-à-dire même configuration actuelle bi ñu nekk nii rek wala ni élection bi gagné nañ ko ñi ñu jàmmaar woon 2017 127 députés la ñu amoon ci 165 127 députés su ma koy xayma ci wolof mooy téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar ci téeméer ci soo dajalee député yëpp téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ñoom loolu la ñu amoon. ñenn ñi nga xam ne duggoon nañu assemblée ci beneen anam ne ay indépendant lañu di rocceeku benn di dem di leen fekki ba daanaka bi mandat bi di jeex nii gëm naa ni waroon nañu mat ñoom 140 députés soo seetee non inscrits yi demoon fekki leen kenn xamu toll. donc ku yoroon lu toll noonu ci assemblée bi ñu génn tey ngay xeex naan am naa 82 wala aw ma ko ndax pour am majorité 83 nga war a am kon élection bi ñàkk nañ ko ba noppi. ak lu munti am kon ñun ñi ngi sant yàlla gërëm askanu Sénégal ndax bi ñuy sumb élection bi kenn jàppaloon ni dina demee noonu d'autant que nag li gën a yéeme ci mbir mi mooy équipe B moo leen duma remplaçant moo leen duma ndax ba tey ji Sénégalais yu bëri soo leen ne kan tête de liste bi officielle bi ñu bëri xamuñu ko équipe B moo leen duma kon équipe A bu compétiroon fu ñu jëm. loolu moo doy waar ci mbir mi ñun ñu ngi dellu sant yàlla bu baax di wax nag ni défaite bi mënoon na gën a garaaw ci ñoom bu dul woon yenn yi nga xam ne am na bokk na ci intercoalition Yewwi Wallu dox na bu baax nag waaye desoon na tuuti ñenn ñu ko comprendre ndax soo jëlee fu mel ni Louga ñi sànnil carte Wallu bu ñu juumuloon ba sànnil ko Yewwi noonu la amee ci Bounkiling nga xam ne ñoom waa Yewwi suñu juumul woon dem voteel Wallu ni ñu ko waroon defee ñoom ñi ngi am écartu 700 voix te ñi voteel Yewwi foofu te waroon voteel Wallu 900 lañu kon bu amuloon incompréhension yooyu ci ñenn ñi tey fii ñu toog di wax sax naan est-ce que majorité am na wala déet kenn du ko wax kon ñoom daanuwuñu dañu xalangu bay mbërëgu loolu moo am kon lan moo tax sénégalais yi votel Yewwi ak Wallu ak lan moo tax ñu sanctionné leen loolu dafa baax ñu rappeler ko parce que vote bu nekk dafa war a am explication de vote dañu war a xam li tax lii am néew ma damaa nekk ci boppu sénégalais bu nekk waaye ñun pendant 14 jours wër nañu Sénégal dafa am discours bu ñu tenir Sénégal discours boobu dafa am première partie déconstruire et deuxième partie proposer lan la ñu déconstruire mooy fàttali nañu sénégalais yi Macky Sall depuis fukki at ak benn mi ngi ci bopp Sénégal lan mooy bilan Macky Sall bu ñu mën a teg mooy dóore tëje complot pour liquider des gens joxe ay instructions ñu rey ay nit ci ay manifestations lan mooy bilan Macky Sall
mooy yàq justice bi yaxeet ba tey amul benn sénégalais bu naw justice su Sénégal. lan mooy bilan Macky Sall mooy dund gi cher na ba sénégalais yi fi mu ne nii sonn nañu sonn goo xam ne kenn mënu koo wax. du doon jar fukk tey mu ngay jar ñaar fukk wala ñaar fukk ak juróom. lan mooy bilan sénégalais Macky Sall du moins mooy faju jafe na ci réew mi. faju jafe na ci réew mi non seulement cher na mais jafe na ci réew mi. lan mooy bilan sénégalais Macky Sall du moins mooy njàng mi sooxe na ci anam goo xam ne mara détail yi. lan mooy bilan Macky Sall mooy liggéey amul ci réew mi rawatina ndaw ñi. chômage endémique ñiy génn chaque année ci marché du travail moins d'1/10 ñoom ñoo mën a am insertion pour am liggéey ñi ci des ñëpp suñu dawalul Jakarta ña nga toog ci grand place yi. lan mooy bilan Macky Sall mooy li ñu yàlla wërsëgale ci ay ressources ay richesses nga xam ne moom la ñu waroon nag jàpp ndax yàlla bu la tàccoo comme ni ñu koy waxee nga sàggan ba keneen ñëw fecc ko. yàlla jox ñu pétrole jox ñu gaz jox ñu zircon jox ñu phosphate jox ñu géej goo xam ne lu tey nga gis Macky Sall jël yépp jaay ko tubaab yi ba tey jii ay 10% la ñu am en terme de part ba pare ci répartition production yi lañ cey am lu néew la. mënoon naa ko ne di lim waaye lii lenn rek la waaye li ci gën a garaaw mooy lan mooy bilan Macky Sall mooy li la première richesse du Sénégal parce que première richesse du Sénégal du or du zircon du pétrole du gaz. ay réew am nañ ko avant ñu fii biir Afrique te tey Sénégal leen gën a avancé lan mooy différence bi mooy jàmm ji ñu am paix sociale ak cohésion sociale. kenn musu fee waxu xeet kenn musu fee waxu diine kenn musu fee féewale ay région ñetti président jaar nañ fi balaa Macky Sall kenn musul dégg débat yooyu léegi la ñuy doog a dégg débat yooyu. kon loolu mooy bilan Macky Sall te noonu lañ ko présenté Sénégalais yi loolu lañ ne il faut mu dañ fi lan la ñu teg à la place et ñu ne leen woon nag loolu mën nañ ko dooree assemblée nationale. assemblée nationale du moom mooy gouverner waaye cër bu am solo bi mu am mooy voter loi ndax loi te loi nag mooy société. loi mooy société ku fi nekk ci presse loi moo ne lii mooy code bi nii la ñuy amee licence nii nga war a defee lii mooy cahier de charge bi. loi mooy wax naka la ñuy dawalee oto ci tali bi. loi mooy wax ni sàcc baaxul ku ko def ñu teg la lii. loi mooy wax ni pour am carte d'identité sénégalaise fii nga koy jaar waaw su ñu nee loi boobu fii lañ koy voté kan moo mën a ne foofu amul solo cim réew. ñaareel bi mooy assemblée nationale mooy voté budget bi te budget nag wax dëgg yàlla su ñu nee 6 000 milliards nga am cim réew ñu ne budget bi moo koy tasaare lan mooy dem ci njàng lan mooy dem ci paj lan mooy dem ci napp gi lan mooy dem ci mbay mi lan mooy dem ci emploi ak yeneen kooku nga nekk cër boobu du cër bu am solo cim réew. ñu ne lan mooy rôle assemblée nationale encore ñu ne assemblée nationale mooy caytu nu ñu yoree réew mi contrôler action gouvernement kon loolu dañ ma bëgg wax ni loolu amul solo cim réew. ñu ne lan mooy rôle assemblée nationale ñu ne rôle de représentation mooy député mooy dugg ci askan wi xool lan mooy jàmbatu askan wi mun a dem assemblée nationale jooyal leen ko foofu. kon cër bu ëpp cëru assemblée nationale cim réew amul. moo tax ñu ne woon Sénégalais bu ngeen ñu joxee majorité am na liggéey boo xam ne mën nañ ko commencer déjà yeggali ko nag bu soobee yàlla 2024 gannaaw bu ñu fi jëlee waa ji. discours boobu la Sénégalais yi dégg ñu leen bu ngeen ñu joxee majorité suñ ñu andilee projet de loi 2023 nga xam ne moom la ñu war a examiner à partir de novembre bu dee projet de loi boobu intégré wul. jiitalul lan liy yitte Sénégalais yi dañoo bëgg dund gi wàññeeku gaz bi ceeb bi diwlin bi suukar bi yeneen ak yeneen dañoo bëgg loolu wàññeeku bu ñu andilee projet de loi boo xam ne loolu dugaluñu ko ci projet de loi boobu dañ koy delloo Macky Sall ak gouvernement en seconde lecture ne ko kii duñ ko wote. moo tax ñu ne leen woon réew mi du bloqué day gën a avancé parce que réew boo jëlee doole réew mi yëpp teg ko ci loxo benn nit. su dee nit kooku ku baax la ku yeewu la ku bëgg réew mi la mën na ko jëriñ mu liggéey bu baax mais bu dee safaan ba la te ñun dañoo gëm ni loolu moom la ñu nekk ak président Macky Sall réew moomu ci guute lay dëkk te loolu pour nga rectifier ko
mooy il faut li tubaab naan le pouvoir limite le pouvoir. Il faut nga jël beneen doole jox ko ñeneen bu ko defee lu mu bëgg a def day obligé waxtaan ak ñooñu ñu ut consensus ci lan